ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi sur chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy reveniraat ci kaw capitaine Touré mi nga xam ne yaakaar naa ni ñu bari ci yéen suivre nañ vidéo bi ñu defoon ci moom mu nekkoon benn compte rendu bi mu defoon ne dafay démissionner gendarmerie muy cas boo xam ni dañu amoon yéene dellu si waat si ndax bés bi ñu defoon vidéo bi ci démission am le même jour la moom capitaine Touré def benn intervention doon sàkku sax jeunes yi ñu bàyyi ba vendredi door a manifester. loolu jaxase woon xelu ñu baree bari am na sax ñu tàmbali woon di remettre en question crédibilité am mais ñun cas bu mënti doon rek duñu dégg teel rek ne damm na pour xam tax capitaine Touré crédible na waaw wala déet dañuy remonter ci implication am ci dossier wu Adji Sarr lan la ci joué en tant que takk der yenn pression la subir buñ ci noppee nag dooroon nag def suñu jàngat boobee lañ leen fas yéene baaxee tey. mais balaa loolu dañuy def benn leeral bu ndaw ci suñu page Facebook biñ créé woon moo nekk nii ngeen di seen ñu bari ñu ngi ciy gis ay photo yu ñàkk worma ñenn ñi comprendre nañu ko xam anam gi ñuy fonctionner am ñoo xam ne itam bëgg nañu comprendre nu mu demee. dañu tolloon benn jamono boo xamante ni dañ doon jot ay messages yu baree bari ci semaine bi mën nañ jot des centaines de messages moo xam Facebook Instagram ak Gmail te il fallait que nga tontu ñëpp donte ñi ngi def suñu kéemtalaay kàttan ci mbir yi ndax doomi aadama yi lañ fi nekkal te sujet yu baree bari yu ñu fi traité yéen abonné yi yéen a ñu koy suggéré kon liggéey bi ñun ak yéen la. léegi ñu ne nañu wut benn community manager boo ko déggee mooy koo xam ne liggéeyam dafay nekk di gérer ay page moo xam Facebook wala Instagram di ko animer di la remonter yenn message yi nga xamante ni liiragoo ko surtout période yi ngay préparer vidéo. léegi comme que community manager yooyu noonu dañuy am ay plateforme de gestion des pages maanaam benn bërëb boo xamante ni page yu ñuy gérer yépp fa la ñuy nekk léegi ki ñu dénkoon mbir yi système am boobu lañ attaqué woon mu impacté waale suñu page du ñun kese mais am na ci page yu baree bari yu mu doon gérer dañ ko impacté léegi ci la ñu xëyee bés amatuñu accès ci page bii di Xalaat TV comme ni ngeen ko gisee moom community manager bi ñu jëloon tay ko mais lu la bett mën la mënul ñàkk ci expérience ku yëngu ci wàllum technologie. gannaaw loolu ñun def nañ réclamation Facebook envoyé ko document wu 11 pages yu firndeel ni suñu page lañu ko moom xamal leen ni plateforme de gestion ki ñu fayoon ngir mu gérer yenn anam yi ci suñu page plateforme boobilee la ñu attaqué. ñu toog quelques jours waa Facebook ñu ne ñu mënuñ ci dara nanguwuñu delloo suñu page nanguñu aussi tëj ko. bi liy xewee ñun dañu décidé woon quitter Facebook bàyyi Facebook ndax mooy benn ci réseaux sociaux yi gën a ñàkk sérieux respecté wuñu seeni utilisateurs mais aussi duñ leen protéger. mais comme que boo ko quitté ñeneen dañuy créer yeneen page tuddee ko Xalaat TV amaana di ci def naka surul noonu moo tax ñun ñu créé waat beneen page tuddee ko Xalaat TV officiel ñuy invité ñëpp ñu suivre ñu foofu noonu parce que lépp fa lay xewee. di leen ñaan aussi ku mën a désabonné wu bañ a émeeti page Facebook bii di Xalaat TV te photo profil bii ñu defoon ci góor gi John bu Ndingler ku ko bañ a suivre ti moo gën ndax publié tuñ fa dara lépp lu fa xew engagé wuñu boo fa demee tey ay yëf yu bon nga fay fekk ci story yi. te erreur bi ci nekk mooy ñu koy def dañuy créer ay liens yoo xamante ni dañ ko ciy dugal ci photo yi léegi photo yu bon yooyu noonu nekk ci story yi boo ci cliquer yow mën nañ laa pirater bu ngeen ko mënee désabonné wu leen en masse d'autant plus que ñun publier tuñ fa dara bu ngeen ko mënee signaler aussi def leen ko actuellement benn page Facebook la ñuy gérer mooy page bii di Xalaat TV officiel mooy bi ngeen di seet nii ñun suñu décision sax moo nekkoon bàyyi Facebook définitivement ndax respecté wuñu seen utilisateur mais malheureusement boo ko defee ñeneen dañ ciy profito ci vide boobu nga bàyyi créer ci ay page di ci def lu bokkut ak yow ni ngay doxalee loolu moo ñu bàyyi Facebook ba tey. gannaaw loolu dañuy revenir ci suñu sujet tay bi concerné capitaine Oumar Touré image yi ngeen di gis muy bés bi muy jébbal boppam gendarmerie parce que ci seen règlement dañ ko war a tëj ci seeni prison pendant 45 jours laataa ñuy xool ndax dañ koy libérer ci corps boobu noonu muy gendarmerie waaw wala déet. Ya kalian kok. Jip Big respect. Merci. Big respect for this man. Merci. Change story. Allah. Man dama mbaaw ka do ay faire 45 jours la ma fekk. image la yoo xamante ni ñun ñëpp daf ñuy interpeller ndax avenir u benn jeune sénégalais la ñu nar a sacrifier lan moo ko yóbbee moo ñeme dëgg ak bañ injustice daañ ko leeral ci biir vidéo bi suñu waxu démb mooy suñu waxu tey Seydina Oumar Touré dañ ko war a jàppale sénégalais yi waruñ ko seetaan ci vidéo bi di ngeen suivre parcours am pour comprendre que ni dafa di ab ndaw bu Sénégal war a jàppale ndax ñu mel ni moom dañoo raar ñu bari nee nañ li tax ñuy dute ci moom mooy bés bi mu defee woon vidéo naan xaar leen ba vendredi ngeen di marche ñu foogoon ni ci complot nguur gi la bokk pion nguur gi la
mais di ngeen comprendre ci biir vidéo bi rôle bu am solo bu capitaine Touré joué ci dossier wu Adji Sarr ba falsifié wuñu ay faux PV parce que projet bi moo nekkoon jaxase carte yi gannaaw ba Adji Sarr ak Sidi Ahmed Mbaye defee ay témoignages yoo xamante ni daf leen gën a dugal déggoon ngeen maître El Hadj Diouf ci benn plateau jàkkaarloo mu naan PV yi ñuy génnee baaxul. ñoom li ñu wax yëpp ay kàcc la PV yëpp ay fen la ñoom nekkuñu avocat seen client seen wax xarit reggul ci dossier bi nu ñu amee PV bi. bi mu wax lii ñoo ngi bëggoon préparer ay faux PV yu bokkul ak li gendarmerie produire lan moo tax amul capitaine Touré daf ci jouer rôle bu am solo daañu ci ñëw sortie bi mu defoon moom capitaine Touré te xawoon jaxase xel yi. ñun ci benn côté mën nañ ko jàppee erreur de communication en plus ñàkk ko comprendre détermination bi ndaw yi àndaloon jamono jooju ndax imaginer leen koo xam ni 1988 la juddu capitaine Touré xale bu ndaw a ndaw la 1988 la juddu en plus musul exposé wu ci média kooku bu defee benn sortie pour la première fois ci benn complot état rawatina mu improviser ko waajalu ko faa mu def erreur de communication nañ ko nangul loolu ñun duñ ko juger ci sortie boobu noonu dongu déedéet. dañ koy juger ci taxawaay bi mu amoon ci période enquête bi biir gendarmerie ak rôle bi mu ci joué li ñu war a comprendre mooy capitaine Touré dafa sauver honneur gendarmerie ci dossier wu Adji Sarr ci naka moom lañ leen di leeral. bi coowal Adji Sarr ak Sonko éclaté kenn ci acteurs yi njëkk a def sortie mooy borom salon de massage bi muy Ndeye Khady Ndiaye moom moo njëkk a wax ni mbir yi complot la. bi loolu amee procureur di Bassirou Gueye dafa sàkku woon ñu noppiloo ndaw si. naka lañ koy noppiloowee mooy nañu teg ci kawam ay tuuma daal di koy tëjlu bi procureur sàkkuwee loolu capitaine Touré moo ci opposé woon. C'était un samedi, le commandant m'a dit que le procureur a demandé à ce que ñu arrêté ndaw si ñu arrêté ma ne ko commandant la femme là elle a un enfant prématuré de 7 mois kooku mënul dem de ma ne ma j'ai informé le procureur mais bu ma ko informé xam nga lan la ma wax. def ma ne commandant yow sa xolu yurmande bi moo la sonal bu fekkee ne damay fen dañ na ma yàlla toroxal procureur bi ne ko commandant yow sa xolu yurmande bi mu taw il faut plutôt faire appliquer tes principes de gendarme. gannaaw loolu procureur daal di insister ngir ñu dem jàpp Ndeye Khady Ndiaye capitaine Touré gis ni bu ñu jàppee ndaw si doomam te mu nekk prématuré dafa ñàkk bakkanam ndax dafa soxla tàngooru yaramu yaay ji ak soowam capitaine Touré moo conseillé Ndeye Khady Ndiaye parce que père de famille la balaa dara di am li muy nekk ndaw yëpp xam ne diggante doom ak waajuram moom capitaine Touré moo conseillé Ndeye Khady Ndiaye na ko buñ lay jël si téyel sa doom ci sa wet bu la xale bi sori su ko defee kenn du ko mën a foqati say loxo daal di la yóbbu. xam nga doomam bi c'est un prématuré donc nee na le docteur lui a dit que l'enfant ne pouvait pas vivre d'un lait artificiel donc il fallait le lait maternel sinon day am problème day comprendre donc je lui ai dit donc allons-y maintenant dès qu'on est arrivé à l'hôpital j'ai dit à l'avocat que cette dame si elle se sépare de son enfant l'enfant va décéder il faut qu'elle attache l'enfant avec elle bu fu muy dem na ko yóbbaale te bu ko takkee kenn du ko yóbbu pour moi c'est ça la justice quoi. kon capitaine Touré moo sauvé tout tànk boobu noonu ndax Bassirou Gueye dafa bëggoon ñu tëjlu yaay mu noppi même bu dee ne xale bi dafay dee bëgg na yoonam new si l'essentiel mooy bu complot bi feeñ léegi nag tey ñu ne capitaine Touré ci complot bi la bokk koo xam ne durant dossier bi yëpp dafa wane yërmande ñeewantal jëmale ci liir boo xamante nii dañ ko bëggoon rey ñun ñu mel nii la ñu soxla gendarmerie police armée tribunal ak fépp ñoo xam ne même bu ñuy jot ay ndogal tukkee ca kaw a kaw ci seen chef dañuy xool seen diggante ak yàlla ngeen yaakaar ne takk der yi nekk ci mbedd yi di rey ay ndaw yi Sénégal ñooñu bu ñu amoon xolu capitaine Touré dinañ def ñuy def déedéet kon capitaine Touré taxawaay bu mel noonu la amoon ci dossier bii mais yamu ci ba mu xamee ni dañoo bëgg a tëjlu Ndeye Khady Ndiaye koo xam ne yoonam newul ci dossier bi donte moom salon bi mais témoin rek lañ ko war a jàppee koo xamante ni dañ ko war a déglu bàyyi ko mu dem ba capitaine Touré seetloo ni dañ ko bëgg a jàpp noppiloo ko mettre ko la pression ngir mu changer version capitaine Touré moo ko wutal avocat ndax gis na ni lii complot étatique la bu rëy a rëy te mënu cee nekk complice. loolu laa ko wax ne madame moi j'applique les ordres de mes chefs mais je vais vous appeler un avocat te avocat bu ma lay woowoon c'est pas un avocat boo xam ne mbirum xaalis lay toppee bu fekkee ne c'est le gars que j'ai connu à la fac qui se battait pour des principes humains xam naa ne kii il va faire son possible pour que la vérité se manifeste pour mu jàppale la vous avez compris c'est ainsi que j'ai appelé maître Bassirou Baldé qui est sorti une fois
En parlant, j'ai appelé le maître. Il m'a venu dans mon bureau, je lui ai expliqué. Sans pour autant aller dans les détails de l'enquête. Il fait son travail, je fais mon travail. avocat bi muy wax mooy maître Bassirou Baldé mii moo tax Ndeye Khady Ndiaye Bassirou Gueye tëjluwu ko ndax moo profité moom avocat bi dem ci média yi ne la ñu ngi waajal benn complot maanaam jàpp ndaw si fay ko ay millions ngir mu soppi kaddu. ba ma ko waxee man woo naa Serigne Bassirou Gueye le procureur de la République. pour mu informer ko le cas. alors jëlul au téléphone mu ne ma naa ko envoyé SMS mu envoyé ko SMS préciser ko conditions yi nga xamante ne aujourd'hui la vie de la petite fille est en danger si elle n'est pas avec sa maman. alors bu ma ko informé loolu ci diggante bi am na communication entre moom ak commandant bi moo woowaat capitaine bi passe na ko ma wax commandant bi mu ne ma rappel Bassirou Gueye nee na da lay jël ma rappelé ko mu jël ma expliqué ko li ma ko expliqué mais moom mu jàpp ni que ñoom li ñu bëgg mooy que dañ koy placer garde à vue mu sukkandiku ci loolu dañu koy placer garde à vue. mais garde à vue bi fan lañ ko teg. teguñu ko ci dara pour ma wax la te yàlla moo ñu tiim. teguñu ko ci dara lépp li nga xamante ni ñu ngi ko koy bëgg a tuumal moom xale bi def ko. ce qui se passe en fait Papa Alé c'est que moom dañu bëgg moom mu revenir sur cette déclaration bi nga xamante ne def na ko ci presse bi. soo changé version dama lay jox 15 millions. comprendre nga. nga ne non attends. boo changé version je te donne 15 millions. yaa may comprendre bu baax a baax. lan moo tax dëgg bi yëpp feeñ capitaine Touré moo tax ñun ñu mel nii la ñu soxla biir gendarmerie police ak bépp corps bu mën di doon ñoo xam ne dañuy am yërmande ñoo xam ne duñu fekkee fu ñu néewalee doole sénégalais ñun ñu mel nii la ñu bëgg. est-ce que kii ñun sénégalais yi war nañ ko seetaan ñu koy sacrifier ñun de duñ ko seetaan personnellement ndax actuellement il est seul contre tous. waa nguur gi dañ ko mere ndax moom nee na du nekk complice ñenn ñi nga xamante ni Sonko lañ doon teel tànk nee nañ wóoluwuñ ko ndax li mu waxoon nañu bàyyi ba vendredi soog a marche ci benn erreur de communication ñu bëgg koo wan ginnaaw bàyyi ko ponk li ko wër fàtte lépp lu baax li mu defoon ñun de en tout cas duñ ko seetaan. injustice ak képp ku mënti dal ñun dinañ taxaw xeexle la moo xam ngay businessman moo xam ngay politicien moo xam ngay takk der amuñ ci xaar ma yàlla. buñ ci noppee ñu ñëw ci audition gendarmerie yi moom capitaine Touré bokkoon ci ñi doon déglu Adji Sarr seetlu ko ni li xale bu jigéen bi di wax yanul maanaa benn nee na ndax li may wax duma ci am problème moom Adji Sarr moo ko doon wax ñaar mu ne plainte bi moo ko bindal boppam te gendarmerie yi xam nañ ne amul ñett ci guddi gi mu wax ni dañ ko violé la génn ci heure couvre-feu daw ci la ñoom capitaine Touré orienté mbir yi ci teesu complot bi par la suite la ñu déglu Sidi Ahmed Mbaye xam nga bu fekkoon ni gendarmerie njortuñu woon ni complot am na mënoon nañoo yem rek ci Adji Sarr patronam ak jëkkëram ak kenn ci témoins yi fekkoon mbir yi ñu koy wooye maman mais xam ni mbir yi tee na xel moo tax ñu wóolu Sidi Ahmed Mbaye dem ba laaj ko ndax da ngay politique buñ leen bàyyi woon ñoom gendarme yi ñu démasqué képp ku làkku ci ginnaaw kon capitaine Touré mënuñ ko reprocher dara ci wàllum liggéeyam procureur kay moo foqati dossier bi ci ñoom ndax xam ne ni bu ñu continuer seen investigation ay ponklu APR jëm ba ci présidence dañuy daanu lii mooy dëgg bi ci mbir yi. lan moo tax ñu ne capitaine Touré dafa sauver honneur du gendarmerie ku ne xam ne ni waa Benno Bokk Yaakaar yónni nañ benn ci seeni avocat ci plateau télévision mu ne PV yi génn yépp dara baaxu ci parce qu'effectivement dañoo bëggoon falsifier ay faux PV ne lii mooy dëgg ci mbir yi après borom salon bi Ndeye Khady Ndiaye daal di changer version carte yi jaxasoo naka la procureur Bassirou Gueye defoon dafa jël benn page Facebook bu ñu tuddee Suite Massage ñoo xam ne dañuy jaay seen bopp maanaam boole ay xale yu jigéen ak ay góor dañoo bëgg lu leer moo tax ñu leen di wan page bi léegi page bii la ñu jël ne mooy page yu Ndeye Khady Ndiaye bu ko defee ñu mun koo topp ci yoon parce que li mu déclaré ne moom lay def comme activité ak li muy def en tant que tel dafa wuute. alors que Ndeye Khady Ndiaye ñaari page Facebook yii réclame benn bi mooy Suite Beauté Spa ak beneen bu ñu wooyee Spa Suite Beauté Spa benn bi pour massage beneen bi pour ñiy defaru léegi nag kon ko bukki moom bu bëggee lekk doomam danaan ko dagaan roog bëy Bassirou Gueye jël page boobu nga xamante ni mi ngi tudd Suite Massage boo xam ne joteelul ak dara ak Ndeye Khady Ndiaye moomu ko géré wu ko numéro téléphone yi fa nekk sax du moom Bassirou Gueye jël page boobu noonu tudd Suite Massage ñaari locaux la ñu am benn bi mi ngi Yoff Virage beneen bi mi ngi ginnaaw fédération sénégalaise de football Bassirou Gueye jël page boobu ne Ndeye Khady Ndiaye moo ko moom ngir jàppalu ndaw si mu mun a noppi lii la ñoom capitaine Touré doon bañ. ci lettre bi mu njëkkoon bind moom capitaine Touré mi ngi naan sax am na yoo xam ne du ma ko mën a wax parce que sama droit de réserve moo ma koy xañ mais ñun ñoo koy wax ba Bassirou Gueye demee ba xam ne lambaay mën naa ñaaw mu sàkku ñu arrêté enquête bi ndax xam nañ ni gendarmerie du ñu jàppalu ndaw si ci Mali foro
bañ na ko ba ñoom gendarme yi dañoo laaj Ndeye Khady Ndiaye ñaari page yi nga xamante ni moom lay gérer ngir xool message yi muy envoyé ndax am na lu ciy ndiroog di proposer ay xale yu jigéen mais gisuñ dara kon capitaine Touré lu ko waay wax tooñ ko ndax ci procédure bi yépp dafa rester professionnel. léegi ci reste professionnel boobu noonu ak yërmandeem ak ñeewantal jëmale ci benn xale bu ñu naroon sacrifier ngir benn complot moo tax ñu daal di koy ciblé bëgg koo faagaagal mu daw yuuxu kon kii ñun sénégalais waruñ ko seetaan ndax âge bi mu toll nee naa leen 88 la juddu xale bu ndaw a ndaw la carrière mi ngi ci kanamam bu ko neexoon xalaat li ko dese daal di sëgg dëgg bi comme ni ko yenn ci ay moromu waajuram wala ay moromi maamam di ko defee ci nguur gi ñun ñëpp ñoo gisandoo ay magum jëm ci biir réew mi jege téeméeri at ngir protéger benn poste bu leen Macky Sall jox ñuy wër ci àdduna di wax lu dul dëgg buñ doon def ay fête nationale sax ñu ne waaw ñu ni nee na mën nañ ko régler suñu biir mais dañuy dem bitim réew di def ay fête internationale sans vergogne alors que seen carrière jeex na am nañ li ñuy am ba pare ci ay milliards ak millions la ñu toog instant bii jaamu yàlla la ñu war gën a xalaat ndax seen benn tànk mi ngi yoomal xiyaam beneen baa ngi ci àdduna mais imagine leen ndaw boo xamante ni seen sët la seen moromi sët mat nañ ko maam ci ay fanweeri atam la toll li ko dese ci carrière am moo ëpp fuuf li mu jot a servir Sénégal xaajul bay tàmbali carrière am koo xam ne dafay dem mission Nations Unies ñibbisi ak ay millions di fayeku salaire bu baax a baax macha allah am njaboot ju ko yaakaar mais xeexal dëgg tax ak bañ injustice ñu bëgg ko sacrifier kii buñ ko seetaanee ñun sénégalais yi mooy beneen jeune bu nekk gendarmerie police armée douane ak fépp fu mu mënti doon ëllëg buñ la santee lu bon di nga ko def parce que da nga naan capitaine Touré bi fi nekkoon di jaay dugg sénégalais yam doon xeexal ñoo ko seetaan. en tout cas ñun de duñu bokk ci ñooñu daañu ànd ak moom apporter ko suñu soutien parce que ndaw yu mel nii suñu réew daf leen soxla. lan moo tax ñu war ko jàppale parce que waa ji parcours am cas d'école la rawatina ñi gën a féete ndaw moroomu rakkam yi nekk école wala université wala di def formation professionnelle war nañu mën a inspiré wu ci kaam. capitaine Touré primaire ba secondaire musu redoubler en plus ay résultats yu baax a baax la doon def am baccalauréat am ak mention bien. mu dem université bu Dakar bokk ci deuxième génération système LMD ñu orienté ko faculté des sciences juridiques et politiques ci ko xam fac droit ni mu méttiwee 1000 bacheliers yu ñu fa orienté koo ci jël juróomi at ci kanam fukk ñoo ciy sori dem ba master. Seydina Oumar Touré dem foofu noonu validé année yëpp te musu redoubler def parcours bu doy waar macha allah mu gis ni dafa war a servir Sénégal ci la intégré gendarmerie nationale nekk ndaw ñëpp jox ko cër loolu tax ñu affecté ko section de recherche bi nga xamante ni duñ fa yóbbu como. liggéey na ci lu toll ci 1500 procès verbaux junneeg juróomi téeméeri cas liggéey na ci te coow musul am tey mu taxaw ni du ma seetaan jaay doole du ma seetaan injustice bu ñu bëgg a teg ci benn ndaw soo xamante ni deful dara bëgg a ray doomam ñu daal di koy tuumaal ne dafa farak benn opposant bëgg a yàq carrière am ñun li ñu gëm mooy capitaine Touré dafa war a sax continuer di servir gendarmerie ndax ñu mel nii dañ leen soxla suñu réew Sénégal dafa soxla jeunes yu mel nii. jàpp nañ ko nag pour 45 jours instant bii nii mi ngi LGI Mbao ñu téye ko mais bu jeexee dañuy ñaan ñu réintégrer ko kilifa gendarmerie yi ñàkkul ñi ngi déglu parce que kii bu ko suñu réew ñàkkee ci compétence ak valeur yi mu am Sénégal mooy ñàkk. actuellement kilifa diine yaa ngi def médiation ngir lépp mën a dellu si waat ci jàmm mais nañ ci boole kaaw capitaine Touré ndax Sénégal daf ko soxla ñun en tout cas ñi ngi koy soutenir parce que gëm nañ ni Sénégal bés buy développé wu ci jeunes yu mel nii lay sukkandiku ñoo xamante ni am nañ compétence am nañ valeur ragal nañ yàlla am nañ yërmande ci sénégalais yi. kon taxaw seetlu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf. Mbao ka, yo voy a hacer 45 jours la